Assalamualaikum. Man la Ousmane Ba Goto man maa dellu si waat pour ñu yeggale waxtaan bi may jégalu bu wër nag ci retard bi xaw na guddi tuuti mais man maa nekkoon ci ay bagage rek sonnoon trop doon dallu j'espère que yéen ci jàmm maanaam moom Sénégal fan yi jàmm bëriwu fa mais yàlla baax na du ñu abandonné quoi on va continuer à prier à sensibiliser comme ça ñu bëri comprendre exactement affaire yi di fonctionner tey balaa ñuy sori tuuti dafa am benn exposition bu ma leen bëgg a defal ci mbiru Ousmane Tounkara fan yi dafa am benn femme bu nekk États-Unis boo xamante ni bëgguma sax di tudd turam parce que man j'ai pas affaire avec ay nit yoo xamante ni nanguwuñu nite ok ay nit yoo xamante ni amuñu benn classe amuñu benn personnalité amuñu lu ñuy rus amuñu lu ñuy jomb ay nit yoo xamante ni daanaam maanaam boo déggee ñu naan doomi xaram genre nit yu mel noonu moo tax ñoo xamante ni seen intérêt rek ñoo xamante ni ñoo xamante ni daraja moo leen intéressé ñoo xamante ni ay siw moo leen intéressé ñoo xam tur moo leen intéressé ñoo xam ay vue ay like affaire ñàkk fulla yooyu moo leen intéressé quoi man genre nit yooyu aw maag ñoom affaire quoi du ma bëgg tudd seen tur mais si ñoom ku ci wax loo xam du dëgg te ñu xam li du dëgg dinañ ko démentir quoi dañ koy démentir ok kuñ ci attaque aussi ñu tontu la ak koo mënta doone nga wax ñu loo ñu war ta wax ñu tontu la ñu wax ak yow am papa amul yaay loolu moom je pense que leer na ci bopp nit ñi surtout ñi may suivre depuis longtemps xam nañ ne man moom amul famille amul dëkkandoo amul xarit amul mbokk lépp day def nii rek wala ku nekk dox sa dox noonu laay dundee malheureusement quoi peut-être am na ñoo xamante ni loolu neexu leen mais c'est leur problème man noonu laay dundee quoi parce que toute ma vie damay bàyyi muy sedd rek ku ma def dara man a garaawal naa bàyyi mu jàllo quoi j'ai vécu ça toute ma vie léegi nag dama toll ci benn moment boo xam dootuma bàyyi mu sedd quoi ma ñoppatee benn ma ñoppate la 142 000 fois après luy xew-xew parce que am na ñoo xam ne reewande moo tax ñuy def yenn nii wala ñuy compasser ils essayent quoi dañuy essayer boo réagirul après ñu continuer nag de la faire mal fekk boo réagir dañuy taxaw dañu xam ne kii du ku ñuy pamte quoi voilà maintenant dama leen di won après ñu continuer ci yeneen information femme bi dafa am benn site boo xamante ni moom moo ko créé site bi mu ngi tudd jubanti .com léegi dafa dem ci internet bi wër fa benn papier boo xamante ni ci mook Ousmane Tounkara ñoo bokk même tur mais du même Ousmane Tounkara bi quoi boo xoolee boo demee benn site la bu ñuy wax justiciauslaw.com ok law@justicia.com ok fii pétition bi ngeen di gis ni gis ngeen ko muy circuler ci internet bi ñu ne United States Court of Appeals for the Third Circuit number 12287-4 bu ngeen xoolee fii da ngeen di gis mu ne Ousmane Tounkara petition ok then you have here mu ne Attorney General of the United States of America responded mu ne fii ok boo xool dafa ne an petition for review of an order of Board of Immigration Appeals agency number A09849673
BIA immigration judge Honorable Charles M. Honeyman fii mu ne opinion failed January 30, 2013, okay? Opinion. Mune, per curiam, okay, lo latin la, Usman Tunkara proceed petition for review of the Board of Immigration Appeals, BIA, June 7, 2012, decision upholding an immigration judges, okay? P. Mune, denial of this request for asylum for a reason that follow will dismiss the petition. Okay? Après me expliquer un peu le mu wax en France. Mune because he was right primary for the parties. We will discuss the background of this case only briefly. Tunkara, a native and citizen of Guinea, was admitted to the United States in 1998 as a non-immigrant student after graduating from St. Joseph University. Tunkara attended Westchester University graduate program until the fall semester of 2006, at which time he became unable to pay his tuition. He did not register for classes for the spring semester in 2007. Tunkara's no-immigrant status was determined on September 26, 2006 because he failed to maintain a full course of history. Okay? DSS, Department of Homeland Security, commenced removal proceeding on July 19, 2007, charges Tunkara with removal as an alien who, after admission as a non-immigrant person to aid USC. Ok? Je pense que mun na yem foofu. Maintenant, ñu xool fii tuuti, ok? Boo ngeen xoolee Ousmane Tunkara bi St. Joseph University la doon jànge, ok? May la ma tuuti ma expliquer leen. Ousmane Tunkara bi St. Joseph University la doon jànge, Guinée la juddoo, Guinée la jógee ñëw États-Unis di jàng foofu, ok? Mais bi mu paree jàng université St. Joseph University dafa dem beneen université la dugaat, mooy université Westchester University. Mais Westchester University benn semestre rek la fa def quoi, ok? Mënul continuer parce que amul xaalis bu mu fayee. Donc aux États-Unis boo ñëwee comme étudiant, même fii Canada boo ñëwee comme étudiant, boo fekkee jànguloo mënuloo continuer pour fay say études wala mënuloo mu jànguloo, da ngay sa statut en tant qu'étudiant, sa séjour, sa carte de séjour en tant qu'étudiant dootul valide, dañ koy supprimer quoi. Donc da ngaa war a génn dëkk. Mais après étudiants yu bëri dañuy dem dugal asile quoi, comprendre, pour mën a continuer nekk ci dëkk bi pour mën a liggéey. Parce que fii même Canada fii bëri na ay boo yu bëri yoo xam ne dañuy am bac Sénégal, seen parents yi dajale ñu def prescription benn université accepté leen fii, nijaay bi frère bi papa bi yaay ñu dajale ba am benn 20 millions wala 10 millions ñu dugal ko ci benn compte def comme garantie, nga dem ñu jox la sa visa. Fekk xaalis boobu du sa xaalis nekkul sa poche, nga ñëw fi nag am problème, am loo
yow amago permis de travail pour mun a liggéey te fii même étudiants yi permis de travail bu ñu am du ñu liggéey full time c'est-à-dire duñu liggéey temps plein temps partiel la ñuy liggéey c'est-à-dire part time la ñuy liggéey ils ont je pense que ils ont ay ñaata heures par semaine 25 heures par semaine 25 heures par semaine mënul dundal nit fii on travaille plus de 40 heures par semaine te li ngay gagné mun na bañ a doy pour sa vie yëpp quoi parce que vie bi dafa seer quoi comprendre léegi étudiants yu bëri yooyu après à la fin du ñu mën a continuer seen jàng quoi donc dañuy bàyyi dem liggéeyi quoi comprendre mais boo bàyyee sa statut day yàqu quoi donc fii nekk illégal doo fi légal quoi te xam nga dëkk yu mel ne Canada c'est pas comme Europe nga xam mën nga jëm wuti ay saaxaan dem jaay c'est-à-dire nga wuti ay fake ay sac contrefaçon yu ñu defaree ay Napoli ak affaire yi nga dem jaay quoi comprendre wala yaa xam looy jaay nga fii amul loolu amul jaay quoi fii doo dox ci mbedd ba gis kuy jaay ci mbedd mi quoi amul loolu donc liggéey rek nga mën a te boo amul permis de travail doo mën a liggéey wala ay liggéey yu bon ngay am yoo xamante ni gain boo wàccee am na nu muy demee boo tëddee sa doo mën a naloo comprendre voilà donc document bi lañ jël véhiculé ko da yàq dara Ousmane Tounkara te man li ma ci gën a met ay journal yu toll ne L'Obs ay sites yu toll ne Seneweb Senego ay leeral ay yeneen sites ñëpp reprendre la même chose sans ñu vérifier information bi toujours noonu la ñuy def da yàq ay deru nit ñi quoi te li ñuy wax yëpp ay fen neen la quoi xoolal ma wan leen fii ok xoolal leeral mu ngi nii document exclusif sax luñ ko tuddee quoi man li ñoom rek ñoom ñoo ko am Ousmane Tounkara est un demandeur d'asile guinéen mais c'est des mensonges ay fen la quoi gis nga organe de presse da ngay def sa liggéey da ngay def say recherche quoi loolu moo yoon quoi mais du rek fen rek pour xaalis quoi oh ñoom ñëpp pour xaalis te gis nga leeral moo nara sonal Pastef élection législative yu ñu jëm ak élection présidentielle yu ñu jëm parce que leeral daam mercenaire daam lu mu am gannaaw yàlla man maa tax moom xam na loolu du ko wedd lu ne laa def ci moom doomee xaraam la boo xamante ne du négocier ci kanamu xaalis rek la gëm daam alal rek la gëm ba ma koy xam amul ñaare mal 1 franc amoo ko boobu mu ngi dëkk Liberté 6 ci booru immeuble Fer Ndaw Koli bi Nations Unies ci siège immeuble Nations Unies bi foofu noonu ci benn chambre boo xamante ne pratiquement man maa ko doon fay ordinateur bu mu njëkk am man maa ko may deli mu teg ay Madické Niang doomu Madické Niang deli mu teg ay Cheikh Amar deli yooyu yëpp lépp bi mu koy teg sama kanam la te lu ne tax wax naa ko nit bu normal do def loolu boobu maa ngi toog Souleymane Jules Diop a ngi toog Dame Amara a ngi toog comprendre mu koy def sama kanam c'est un imbécile de système degré man maa ko wax ba adduna de tukki moom doo ma toon parce que bu ma tontoo ma teegal ndaay moom xam na ma bu baax wóor na yàlla comprendre nga voilà donc Pastef bu ñu bëggee man ma suul leeral suul ko complètement 3 mois kenn dootul wax leeral loolu proposé naa ko Amadou Ba léegi ci moom la des rek mu ne ma ok vas-y bu ñu ne ma allez vas-y leeral ma suul ko ba mu suulu kenn dootul wax leeral dootul exister ci kaw suuf parce que man xam naa fu may jaar pour def lool te moom xam na man xam na voilà xaalis bu bari laa def ci moom mais doomu raam la xolal ma expliquer leen tuuti may la ma tuuti rek ma expliquer leen maintenant boo demee sur LinkedIn ok da ngay gis Ousmane Tounkara am na fi profil mu ngi nii Ousmane Tounkara ok CEO at Majutu Technology Bronx New York United States 200 net relations ok bi mooy compte Ousmane Tounkara sur LinkedIn boo xoolee fii Majutu Technology la fi def as a education maintenant Ousmane Tounkara bi nga xamante ni moom moo nekk demandeur d'asile guinéen bi moo ngi ni Ousmane Tounkara bii la ok mu ngi ni mu ngi dëkk Philadelphie Pennsylvanie États-Unis ok ban université la jàngee Saint Joseph University mu ngi ni ok mu ngi ni Ousmane Tounkara bi Saint Joseph University la jàngee ok nga dem ci Ousmane Tounkara bi
moo nga ne bokkuñu c'est pas la même chose léegi Ousmane Tounkara bi Saint Joseph University la jàngee ok léegi boo dellu see ci pétition juge bi fii da ngay gis Ousmane Tounkara bi mu ngi nii Saint Joseph University la jàngee mu ngi nii xalal Saint Joseph University mu ngi nii ma highlight Saint Joseph University mu ngi nii Saint Joseph University donc même Ousmane Tounkara bi benni la pétition bi di wax ok donc Ousmane Tounkara bale léegi nag Ousmane Tounkara bale am na sax beneen Ousmane Tounkara mais on parle pas de Ousmane Tounkara Asset and Liability Management Officer at United Bank of Africa bi ça n'a rien à voir mais femme ba la nekk ne moom activiste la dafay dul day fen du activiste interim la fa nekkee léegi tey boo ñëwee Facebook Ousmane Tounkara bi Bronx moo ngi nii bi mooy Ousmane Tounkara ba ngeen xam ok bi mooy Ousmane Tounkara ba ngeen xam d'accord ok bi mooy Ousmane Tounkara ba ngeen xam mais am na aussi beneen Ousmane Tounkara mu ngi nii Ousmane Tounkara bi mu ngi nii moom it Guinéen la wala Nigérien la quoi il est de Niamey ok Ousmane bi mu ngi dëkk Walken New York léegi boo ñëwee day ma tuuti rek ma woon la Ousmane Tounkara bi jabaram américain mu ngi jabaram bi kii jabaram mu ngi tudd Brian Marie ok leer na ma ni d'origine parce que sant bi ak kii bi d'origine canadienne la quoi mais américaine la mu ngi dëkk Newport ok mu ngi nii mu ne marié à Ousmane Tounkara ok donc boo xoolee ñoo nekk ni ok donc munoo ñëw rek ci internet bi rek gis ay documents yoo xamante ni am na beneen Ousmane Tounkara mais moom it black la métis la quoi mu ngi nii Ousmane Tounkara bi moom footballeur la fii ci Canada ok football américain quoi lay def ba léegi du Ousmane Tounkara boobu mais suñu Ousmane Tounkara c'est vrai que dans le passé am na ay problème ak justice américaine quoi boo gisee US Immigration and Custom Enforcement ok ci ay affaire oto ok mais cas boobu ni mu demee ñoom da doon business rek mais xamul woon ni oto yi que ay nit ñoo koy dem di louer ci ay agence de location ok ba pare ak ay faux document lañ koy louer quoi dafa am ay surtout nigériens yi ak yeneen xeet am na ay sénégalais sax yu koy def États-Unis dañuy dem ay faux document ñu louer ci ay oto ci entreprise yu mag yi entreprise de location yi buñ ko louer ba pare après jël ko def ko ay pédage dugal ko ci ay conteneur yóbbu ko Sénégal wala ñu dugal ko ci conteneur yóbbu ko Sénégal jaay ko Ousmane Tounkara c'est vrai daan na business ak ay nit yu koy jaay oto quoi mais xamul woon ne gars yi dañoo sàcc oto yi après bi problème bi amee moom moo njëkk a dénoncé ñooñu loolu moo tax ñu téye ñooñu moom téyewuñ ko 7 personnes yoo xamante ni dañ leen arrêté tëj leen moom tëjuñu ko parce que justice su États-Unis du caaxaan bu fekkoon ci la bokk moom dañ koy tëj comprendre nga parce que pendant plus de 8 mois police ñu ngi def enquête bi ok donc Ousmane Tounkara affaire boobu noonu cat moo ko ci topp rek moom moo taxoon mu dugg si les gars yi nag ñu bëri affaire boobu la ñuy jël utiliser ko di yàq daram quoi te loolu baaxul nit mun nga politique te doo yàq daru kenn nga wax dëgg quoi femme boobu bu fekkee Idrissa Seck la àndal wala moo xam ku mu àndal mun na àndal ku ko neex wax lu ko neex mais bu mu sos baaxul mais nañ dem rek aduna suñu kanam ñun ñëpp dinañ gis man duma waxantu man sama wax mun na yendu quoi àll mais du fanaan àll ñun ñëpp nañ ci teg suñu bët man Ousmane Ba man lépp lu ma leen wax takk leen ko teere bind leen ko man duma waxantu mën na yàgg nag mais tôt ou tard da ngeen ciy teg seen bët parce que man du ma tooñ quoi mais ku ma tooj doo fanaan su ma nee doo fanaan nag mën ngaa bañ a fanaan tey mën ngaa bañ a fanaan fii ak 1 an mais tôt ou tard da ngay torox force parce que man du ma la baal boo ma baalawul du ma la baal te damay xeex ci zahir di xeex ci baaten man dama sonn quoi ci ay fake people I don't like it j'aime pas des faux quoi ay faux I don't deal with that du ma faux ci lool te dafa bëri ci ñun te loolu dafa war a jeex nit da ngay dëggu nit da ngay ragal yàlla quoi nit da ngay ragal yàlla comprendre nga voilà
léegi boo ñëwee fii xoolal ma wan la Saint Joseph University ok Saint Joseph University xaaral ma wan xoolal seen site internet moo nekk ok Saint Joseph University ok léegi Saint Joseph University li mooy Reunion Class Honor Roll c'est-à-dire ñi nga xam ay classe ñi nga xam ne diplômé wu nañ ci université boobu boo gisee da ngay gis class of 1974 class of 1979 ainsi de suite léegi ñu dem ci suuf class of 2004 ok Ousmane Tounkara ok mais Ousmane Tounkara bii la ok University of Saint Joseph du Ousmane Tounkara bii Ousmane Tounkara suñu Ousmane Tounkara activiste sénégalais né au Sénégal moom moo gën a nekk sa Sénégal ak femme boobu noonu di expliquer naan ay Ousmane Tounkara demandeur d'asile guinéen la quoi ok ay duul neen la ok c'est vrai que am na ay africain yu ñëw Europe wala Amérique di utiliser di wut jënd nationalité guinéen wala nationalité mauritanien surtout mauritanien di def ci ay demande d'asile fii nii Canada rek bëri na fi dafa jeex boo yu bëri ay nationalité mauritanien lañ fi duggee pour wut demande d'asile mais amul problème parce que bu fekkee dañ la permettre nga liggéey fi pour mën a changer sa vie dimbali sa famille tout ça loolu amul benn problème am na sa ñuy wax ne fii ay góor jigéen lañ pour am kayit am na fi du jeex mais man duma leen blâme parce que ku nekk yaa xam sa situation quoi mais li ma mënul accepter mooy ay nit ay presse bi ay journaliste ay presse en ligne presse en papier yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ëpp doole biir Sénégal de fen ci ay document yoo xamante ni defuñu seen liggéey defuñu seen recherche quoi loolu man dama ko accepter dama ko nangu comprendre nga voilà donc on ferme tout ça donc tey Ousmane Tounkara bii nii la ñuy wax ñun suñu Ousmane Tounkara jàngul suñu Ousmane Tounkara jàngam sorewul suñu Ousmane Tounkara bi def live ku ko déglu xam ne deful université ku ko déglu xam ne jàngam sorewul jàng na tuuti rek comprendre donc nit boo déggee benn affaire da ngay utiliser sa xel yàlla moo ñu jox xel pour ñu koy utiliser du ma ne nag dama intelligent or whatever mais lu ma dégg balaa ma ci réagir damay dem laajte damay def samay recherche surtout moment bi nga xam ne internet bi lépp loo ko interroger pratiquement mu andi la réponse exacte bi wala bu ko xaw a jege ok après nga def sa thèse bopp def say analyse bopp pour xam lan moo méngoo ak dëgg ak lan moo méngoo ak i fen voilà ok bu ñu jógee ci loolu ñu dugg ci yeneen i mbir laaj bi xam naa après dama koy dagg nag parce que damay bañ mu gudd trop suba mun nañ ko yàggale quoi ñi nga xamante ne aussi guddi na trop ñoom fi ñu dëkk mën nañu bàyyi ba suba ñu ñëw continuer seetaan bi quoi parce que mu ngi ci sama mur Facebook supprimé wu ma ko fan yi Sénégal ciment bi suuf bi béton bi lépp dafa yokk ok léegi chaque instant rek ay commerçant jug rek réunion seen biir muy grossiste yi ne dañuy yokk benn produit fan lañ ko teg sama café quoi man yeewoo dafay naan café benn kaasu café rek laay naan léegi voilà fan lañ ko teg fi ñu ko teg c'est simple parce que ñoom xam nañ ni que état bi tegul ay mécanisme yoo xamante ni dañuy contrôler prix yi comme ay jamono amoon na ay nit yu daan ñëw ci boutique yi ay contrôle yu daan ñëw ci boutique yi di contrôle prix yi ak yooyu quoi comprendre na di sanctionner commerçant yi léegi loolu amatul quoi tey boo xoolee Gambie amul
usine bu defar ciment n'est-ce pas ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu seen ciment fu muy jógee Sénégal lay jógee léegi Gambie ñoom tonne ciment bi foofu ñu ngi koy jaayee 58 000 CFA ñun ñaata lay jar en ce moment Sénégal entre 70 ba 75 000 pour lan fu ñu ko teg fa lañ ko teg loolu dafa war a dagg parce que ñu bëri bind nañ ma na ma grand waxal ci affaire ciment bi sama chantier dafa taxaw parce que mënu ma jëndee loolu tonne patati patata loolu ça veut dire que état bi deful liggéeyam ok dama bëggoon mentionner loolu rek après ñu avancer aussi fan yi ñu ngi libéré ñi nga xamante ni téyewoon leen ci manifestation yi ñu koy rafetlu trop parce que aussi bu fekkee tey kilifa yëpp jóg ne nañ bàyyi xeex bi nañ libéré ñëpp nañ sàmm jàmm nañ cultiver jàmm Sénégal parce que Sénégal dëkku jàmm la Sëñ Mountaga mu tedd mi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mooy ko ak wër bëree bàyyi ko fi ba ci kanam taxawaayam rafet na trop ci li mujjee xew Sénégal fan yi parce que ñun loolu rek lañ doon kaas loolu rek lañ bëggoon quoi moom mooy lu rëy lu toll nii bu amee ay mbir yu xew kilifa yu jóg xëpp ci ndox wax ñëpp dal ok mais ci biir loolu ba léegi gouvernement bi Macky Sall ak ñoñom ñu ngi tardé pour respecter li nga xamante ne loolu la leen kilifa bi wax pour ñu def ko quoi il continue à mentir il continue à accuser Sonko il continue à maintenir en prison certains activistes et tout ça tey boo xoolee ba léegi des na 4 activistes yu ñu téye Ziguinchor Diourbel ba léegi des na 22 manifestants yu ñu téye foofu noonu ci prison Diourbel tey Cap Manuel d'après nos investigations am na 18 manifestants yu ñu fa téye ba léegi te quelques ci ñoom dañoo gaañu nangu ñu leen faj ñooñu lu leen dal bi prison Macky Sall responsable ok loolu na leer Fort Bay am na 2 activistes yu ñu fa téye ba léegi ok maintenant que Macky Sall reconnaître na ni que y a eu des morts ok parce que bu fekkee dañoo décréter benn journée de deuil national ok reconnaître nañ ni déjà donc am na ay morts quoi léegi fu ñu demee ba reconnaître ne ay morts am na plus de 15 morts am na ça veut dire que am na responsable am na ku waral yooyu morts muy ku mënta doon il faut mu jël ay responsable tamit il faut qu'il réponde devant la justice bon Sénégal en ce moment justice amu fa sax mais dina fa am un jour bu ñu yàqamti quoi nañ continuer xeex bi rek parce que il faut ñoom ñu xam ne que ñun nekkatuñu ay 1960 wala 1970 on est en 2021 Macky Sall bu xamul ni on est en 2021 ça veut dire que mu ngi nelaw ba léegi il est temps pour mu yeewu comprendre nga voilà te ñu bañ a nangu benn politicien di ñu utiliser dañu jaxase xeete xam ngeen bu ngeen di déglu sama live depuis longtemps lu ma yàgg kaas la lu ma yàgg ñaaw la lu ma yàgg avertir la toujours maa ngi leen di wax ci waxu ethnie nañ ko moytu waxu ethnie amul benn live bu ma def te waxuma nañ moytu mbiru ethnie parce que man damaa nekk seen biir man je suis à 8000 kilomètres de man maa ngi Montréal en ce moment ñibbisi naa quoi damaa voyagé woon ma ñëwaat naa ok lépp lu xew ci seen biir xam naa lépp lu xew ci seen biir man Ousmane Ba xam naa moo tax toujours damay avertir mais ñu bëri duñ ma déglu quoi comprendre ñoom seen objectif mooy jaxase xeeti xam nga tey boo demee ci internet bi temps la ci ginnaaw pël yi lañ jàpp Haalpulaar di leen saaga di leen wax lu ne ok ñu si bëri ñu koy def dañ leen fay pour ñu koy def ñu si bëri ñu koy def ay faux compte la parce que Macky dafa bëgg a déstabiliser réew mais bugg ci feeñ quoi c'est comme le cas bi mu def ci affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr dafa bëggoon déstabiliser Sonko dafa ko bëggoon rey complètement mais ñu jaarale ko ci Adji pour moom mu bañ ci feeñ c'est la même chose bu muy def entre les ethnies donc dafay utiliser ci ethnie yi mu bokk boo xoolee tey Sénégal ñaari ethnie lañ fa gën a saaga moom mooy Haalpulaar yi ak séeréer Macky Sall ci ñaari xeet yooyu da cee bokk Macky Sall Fatick la juddoo fa la yoroo fa la màggee même bu fekkee ay parents d'origine Fouta lañ comprendre Fouta xoolal nu mu leen utiliser leen comme pas possible tu comprends mais
Fouta ñi nga xamante ils sont avertis ñi nga xamante ni xam yeewu nañ am nañ xel ànduñu ak Macky Sall parce que xam nañ Macky Sall deful dara Fouta dam leen sama mbir ngeen xool photo Fouta bi ma publier foofu amuñu luñ lekk amuñu luñ naan y a rien carrément woon la carrément woon la benn mbir léegi nga xool amul dara xaaral rek may leen ma une minute rek ma won la benn affaire léegi te buñ jógee dimb boobu Fouta buñ jógee di utiliser Fouta depuis Sénégal nekk ba Sénégal ba léegi amul dara ñoom ñooy peuple bi gën a sonn te chaque élection président daw ñëw xalal may ma tuuti ma woon la fii xalal fa ne sama beneen ordinateur bi sa tëccin ma koy laal ak sama xalal Matam Janjoli Sinthiane Wuro Sidi Kanel xalal Sinthiou Bambabe xalal Wassokobe Oggo xalal Seno Palel lan ngeen di gis lépp lu xonk lépp lu rouge amul tali bu baax sax amu fa lépp latrit la xolal est-ce que gis ngeen fa benn ñaari étage yu jóg à part yi dëkk yu mel ne ay ville yu mel ne ay Podor ay yenn côté Wuro Sogi ak affaire yooyu comprendre tout le reste amul dara pourquoi parce que chaque instant bu politicien ñëwee da leen di utiliser dem yoonam chaque instant bu politicien ñëwee utiliser leen dem yoonam loolu dafa war a jeex quoi comprendre nga dafa war a jeex te ñi xam ni Fouta la majorité ne sont pas avec Macky Sall dernièrement meeting bi ñu fa def ñoom gis ngeen lu fa xew dañ leen accueillir ak ay brassards rouges léegi nag yeneen jeunes yi ngeen gis ci stade bi ak ci manifestation Farba Ngom bi c'est vrai que ju bëri dañ leen di fay parce que nit bu la xiifalee ba nga xiif ba amatoo dara bu la proposer 1000 francs wala 2000 pour nga ñëw assister ko boo amul fulla dëgg boo gëmul yàlla dëgg da nga jël 2000 bi ñëw tàccu ak def loolu tey bu Aly Ngouille Ndiaye defoon meeting Jolof la même chose moo fay xew di nga gis ay nit yoo xam ay bañkat lañ mais 2000 boobu wala 5000 boobu dañ koy soxla ci jour boobu moo tax ñu ñëw taxaw quoi ok donc ñooñu tey bu fekkee 10 000 personnes moo fi ñëw multiplier ko par 3 comprendre voilà wala par 4 2500 yi rek ñoo gëm li leen Farba Ngom woo foofu ñi des ñëpp gëmuñu ko te bu élection jotee duñu votal Macky comprendre élection yi Fouta Macky da koo sàcc Macky élection yi passé fépp da koo sàcc partout da koo sàcc loolu ñun xam nañ Macky xam na ni du majoritaire biir Sénégal c'est la personne la plus détestée au Sénégal et te xam na ko te loolu ça lui fait mal xam nga dafa am benn sommet sur l'environnement bu war a am États-Unis Biden invité ñëpp invité wul Macky Sall gis naa ko fan yi gars yi di ko publier ci internet bi mais c'est pas vrai Macky Sall invité nañ ko moom moo décliné pourquoi mu décliné en ce moment il a peur d'aller publiquement ci ay événements yu mel noonu dans la diaspora il a complètement peur parce que xam na bés bu tegee tànkam ci diaspora bi publiquement moom dina gis lu mës a gis bu mu duggee bi mu juddoo ba léegi dina dégg lu mës a dégg man maa la ko Macky Sall voyage am dina wàññeeku fan yi di ngeen gis voyage am dina wàññeeku bu baax comprendre parce que lu mu gën a tiit mooy ñu koy dénigrer à l'international loolu la gën a bañ moo tax toujours muy génnee xaalis bu bari pour ñu koy défendre ci réseaux sociaux yi muy tax muy fay yenn scènes yi pour ñu def ay reportage ci moom comprendre voilà mais ñun duñ ko bàyyi dañ koy topp boo mu sës léegi d'après mes sources dañoo ma xamal ni que Macky Sall mu ngi négocier ak Karim Wade pour mu remplacer
parce que Macky Sall en ce moment bëggatu ci dara parce que moom ñëpp ko trahir remaniement dina am du yàgg dara da ngeen teg seen bët presque ñëpp lay dàq presque ñëpp da leen di dàq quoi presque quoi man maa leen ko wax bind leen quoi comprendre bu ciy garde 5 ministres la cee garde ñëpp dina leen remplacer comprendre maintenant il paraît mu ngi négocier deal ak Wade en personne Wade père lay négocier quoi xam nga man Abdoulaye Wade bëgguma wax dara du ñaaw ci moom PDS tamit il faut qu'on dise la vérité depuis bi kaaw Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr démarré ñoom seen position changé wul quoi ils ont défendu Ousmane Sonko bekko ongle nag surtout l'honorable député Mame Diarra Fam sama sœur ok du question parce que je l'aime bien c'est parce que dëgg la ok léegi nag mais politique la rek xaw ma ndax loolu stratégie la wala du stratégie loolu moom rek moo ko xam quoi te je pense que du stratégie lu dëggu la ci moom quoi comprendre parce que sortie am yëpp tey dafa mel ni nekkul sa député wu PDS dafa mel ni député wu askan bi la quoi tey taxawu askan bi quoi vraiment ok mais d'après mes sources te man samay sources ñi ci juum bëriwul que en ce moment Macky Sall mu ngi négocier ak Karim Wade pour que Karim ñëw mu jox ko nguur bi c'est que lëba ji élection yi ñu jox Karim pouvoir bi pour Macky Sall dem mais ak ay accords yoo xamante ni kenn du ko topp kenn du topp famem ak ay ñoñom parce que scandale yi fi xew ci 9 ans yu génn dafa bari te scandale yëpp dañoo am ay preuves yu leer nañ yoo xamante ni mun na inculper Macky Sall man depuis longtemps maa ngi leen di wax samay preuve li may xaar moo ñu téye ma man je sais que Macky dina ma teg loxo parce que peut-être ça ils ont réussi peut-être moment bii nii am na nu muy demee n'importe quel moment mun ngeen ma gis Sénégal mun nañ ma extrader Sénégal quoi comprendre parce que man d'après samay recherche je pense que il a réussi à corrompre certaines personnes quoi fii certaines personnalités xaw ma nag lu mu dig gouvernement wu Canada wala whatever mais je sais que any moment mun na ma fekk Sénégal mais aw ma problème boobu man garaawul comprendre nga man j'ai vécu plus de 25 ans à l'étranger man nekkuma fii parce que dama tiit wala léegi non je suis là pour benn mission bu claire comprendre comme ni ma nekkoon États-Unis pour benn mission bu claire comme ni ma nekkoon Europe benn mission bu claire comme ni ma nekkoon Asie benn mission bu claire comme ni ma nekkoon ci ay pays africains benn mission bu claire mission bu ma yàlla yónni ci quelque part su ma demee ba jeexal ko damay dem feneen doxat beneen mission quoi man loolu mooy sama vie comprendre mais fu ma mënta dem damay dellu Sénégal lu ma am mënu ma ko yóbbu Sénégal soxlawu ma ko fu dëkk neex Sénégal la moo ko gënal donc ma ragalu ma dem Sénégal mais n'importe quel jour mun ngeen ma gis Sénégal parce que je pense qu'il a réussi ci man ci lu mu réussir ci Assane Diouf je pense qu'ils ont réussi ci man ci lu ñu réussir ci Ousmane Tounkara mais loolu man dama noppiloo man buñ may rende sax sama biir ba suul ma sama biir pax bu ngeen ko sulee da ngeen may fekk may kaasal Sénégal may wax may xeex dëgg comprendre nga te avertir naa leen 1 milliard de fois ci Ousmane Sonko buñ ko laalee liy xew te effectivement ñëpp teg nañ ci seen bët maa ngi leen di avertiraat man bés buñ ma emprisonné lu gën a garaaw la xewoon dina xew bu nit ñi génnul sa jinne yi dinañ génn xeex lu doy waar laa leen di wax peut-être nag waxe dof lay nuróol peut-être tout ça du ñëpp ñoo ko mën a comprendre mais bu bés boobu jotee da ngeen ci tagal seen bët te la may wax am na ay quelques nit ci yéen bëriwul nag mais quelques nit ci yéen ñu may seetaan en ce moment parce que maa ngi gis seen tur xam ngeen li may wax bu baax a baax j'aime pas bëgguma sa di wax ci côté boobu quoi mais maa ngi leen di xaar rek man ñoom rek laay xaar yàqamtuma dara lu may def ok ñu jógee ci loolu ma doon wax ni fan yi Karim mu ngi dugal ay oto quoi mu ngi dugal xaalis Sénégal mu ngi dugal ay oto te loolu Macky Sall yëg na ko gis na ko boo gisee ni réagir wuñ ak dañ ko sosoon ni dafa yoral Sénégal ay milliards nanguwuñu oto yooyu nanguwuñu xaalis boobu te xaalis boobu mu ngi dem ci ay militants ñu ko représenté biir Sénégal ok donc ça veut dire que li ma sama source bi wax dëgg la quoi mais lu mu ci mënta doon tamit ñun Karim biñ ko fi téye dañ ko fay xeexal quoi luñ ko ci mënta doon tamit ñun du ñu accepter ay deal entre Karim ak Macky Sall on va pas l'accepter mais tamit droit am la mu ñibbi ci Sénégal bokk ci élection yi comme ñëpp lu mu am rek mu jël bu dee moo gagné ñu xam ne moom la Sénégalais yi votal bu dee gagnéwul tamit ñu xam ne gagnéwul mais droit am la ñu libéré ko mu mën a ñëw Sénégal
comprendre nga mais bàyyi leen xel ci li ma leen wax dafa am ay mbir yu grave yu xew ICS Mbor loolu dama ciy def live spécial parce que ni ñuy traité ouvrier yi foofu surtout journalier yi du yoon c'est pas normal maa ngi def ay recherche yu yéeme yoo xamante ni bu may def live ci ICS moom rek laay wax ci ICS rek laay wax jour boobu noonu quoi may leen ma rek fii ak ay quelques jours moo ñëw ma wax ci Guy Marius Sagna dafa war a am oto force dafay am oto mais li ma si jaaxal dañ koy jëndal oto suba mu gis ko am problème mu jaay oto bi jox ko xaalis bi parce que Guy moom beneen doomu aadama d'ailleurs ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér-gu-yaram ak sutura un vrai patriote yàlla sàmm ko mais am nga copain bu faux am nga benn copain boo xam ne il m'a très déçu trop même trop mais du ma ci wax quoi du ma ci wax loolu yaa xam te ma ko waxam dina yegsi amul problème voilà léegi daal damay dagg live maa ngi jégalu quoi mais je vous promets suba dinaa ñëw ñu continuer live bi quoi parce que am na affaire yu bëri yu ma bëgg ñu waxtaanee quoi mais instant bi guddi na dama am benn rendez-vous bu ma war a def maa ngi jégalu bu wër a wër mais suba je vous promets naa teel a ñu yeggale waxtaan bi yaa ngeen def gendarme yi aussi fay ñu leen seen prime policiers yi fay nañ leen seen prime ci affaire manifestation mais gendarme yi ba léegi laalaguñ seen prime donc pour les prochaines 24 heures yu ñu jëm bëgg naa état bi lijjanti gendarme ñu fay leen pourquoi may kaasal loolu gendarme il faut nit ñi xam élément yu bëri yu ngeen di gis sur le terrain ñuy encadrer manifestation wala di xeex ak ñiy manifester ak tout ça ñu si bëri amuñu choix bi parce que engagement la buñ jël quoi mais ci ay conditions yu métti lañ nekk te seen dirigeants yi rek c'est-à-dire officiers yi ñoo leen di diriger ñoo leen di commander ñoo leen wax def leen lii ñu koy def mais ba léegi laalaguñ seen prime quoi donc voilà ministre des finances yow yaa téye xaalis bi Abdoulaye Daouda Diallo libéral xaalis bi ñu fay éléments yi te yaa 24 heures mënoo ko def rek ñu génn rek wax ay mbir yoo xam peut-être du leen neex quoi peut-être donc voilà donc fii ak 24 heures ñu jëm bëgg naa vraiment nga débloquer xaalisu gendarme yi seen prime manifestation seen prime nga jox leen quoi yow xam nga li may wax bu baax donc bul ma wax loolu ma bëgg a wax quoi comprendre donc voilà ñu xam ne aussi que gendarme yi ñu si bëri policiers yi gendarme yi ñu si bëri suñu frère lañ suñu mbokk la ñun ñoo dëkk suñu oncle lañ suñu neveu lañ suñu mbokk lañ quoi comprendre léeg-léeg hiérarchie bi quoi c'est-à-dire chef yi ñoom ñooy dëmm yi quoi ñooy andi ay problème quoi comprendre donc voilà bëgg naa xaalis boobu noonu génn quoi parce que du xaalisu baayu Abdoulaye Daouda Diallo du xaalisu baayam quoi xaalisu askan bi la c'est l'argent des contribuables ok donc na génnee xaalis bi mu ngi fi xaalis bi am na sa xaalis bi c'est disponible pourquoi ngeen téye ko da ngeen ci bëgg a lubal fay leen éléments yi seen xaalis voilà jaa ngeen jëf n'oubliez pas de soutenir Ousmane Tounkara demain au tribunal surtout sénégalais yi nekk New York merci beaucoup jaajëf